Sénégal amul leneen luñ fi wax. Deuxième thème bi c'est pour les jeunes mooy réseaux sociaux et responsabilité. Dérive yi dérapage yi musiba yi réseaux sociaux yi def mais il jotul nga yaakaar ne yonent bi du nekkoon ci kaw suuf di ak ñun nga yaakaar ne du waxtaan ak jullit yi ci réseaux sociaux yi ah mais il faut que mu wax leen li ñu ci taxawee gàmmu gi ban occasion moo ko pour ñu waxtaan ci loolu c'est national c'est international même mais les ressources naturelles du pays hein mais c'est les questions de l'heure mais mënuñu ñu taxaw fi ñu naan Abdoulaye baayam Amina yaayam Abdoulaye kooku ñuy wax noonu kooku lan la indi ci solution lu tax ñëpp bàyyi ko bàyyi seen bàyyi ak seen yaay yi topp ko yaa ñu gënal suñu yaay yaa ñu gënal suñu bàyyi parce que dafay def ci ñun lu suñu bàyyi mën da def ci ñun mais loolu mooy dëgg moo tax suñu thème exposition mooy ressources naturelles et stabilité nationale les ressources naturelles peuvent être une malédiction pour certains pays, elles peuvent être aussi une bénédiction. loolu la ñuy waxtaane. Il y a même d'autres qui disent que ce sont les larmes de Dieu. C'est ça. waaye. Ailleurs quoi. Effectivement. En plus li nga wax nii da lay renvoyer si est-ce que l'islam peut saisir la modernité moom. C'est la question. waaw qu'on se pose. C'est ça. ci si. Mongok. Mongok kii di wax ak yéen nii attention ñun ñoo bokkoon CM2 ñoo amandoo entrée en sixième 95 ñoo amandoo BFM ñoo amandoo bac waaye moom tey jii c'est un docteur soutenir na thèse de doctorat su ne nii su ko neexee jàngale université bu Ndar wala bu Dakar c'est l'un des meilleurs au Sénégal di ngeen koy gis nii gis ngeen lii mooy islam. xam nga fi ne nii yéen a ngi ko jàppoon benn waay buy kii te fi ne nii sax am na ñu ci bëri ci yéen yéen a ngi jàpp ne mooy waa ji yor quincaillerie bi ci marché bi ah waxoo leen woon lool. man bi ma ñëwee sax moom bi ma nuyoo sànq. waaw avant may gis keneen ki man moom laa ko. non du moom seexam la. moo yore quincaillerie bi kii c'est tout dégg nga donc naam Sidi waaw waaw Assane Ka dëgg la. c'est mon ñii c'est mes amis ñii ñoo bokk jàngandoo ñoo bokkoon benn classe CM Ousmane Ngom 3e M1B ñoo amandoo bac ma dem Maroc moom mu tëb France waaw rajo xi lépp raxas doctorat am ñëw toog fii maa ngi ñaan nag yéen ñëpp na ngeen dogu ñaanal ko yàlla yàlla yéwénal ay mbiram ndax tamit lii moo tax njaboot gu bari duñ ñëwee dañuy toog tuuti lijjantiwaat seen visa dem seen yoon yóbbu seen i diplôme ak seen xam-xam parce que Sénégal doo amul ay branloog yëf yi yooyu duñ la jox cër te kii fi mu ne nii tey jii dañ ko doon yëkkati ca kaw presque 25 ans de sa vie deful lu dul recherche njàng ba ñàkk ay bëtam waaw te man xam naa ko borom pas-pas la te attention papaam mooy imaamu Madina Fall papaam mooy le grand commerçant bi nekk marché ki ñuy wax El Hadj Gora Ka nekkoon na président Unacois mooy papaam mais moom adduna bi yëpp xam na ni man waaw man la séddoo loolu boobu ñun élève lañu waaw jamono bu nekk nag mu dëggal ko daan ñu wax loo quoi daan ñu wax quoi mais da daan ñu wax loo quoi kii nit la quoi jàpp leen ko de moor nit la quoi waaw lii baaxam la rek dañuy yëkkati quoi kii suñu nit la quoi kii yàlla moo ñu taf si moom dañ koy topp de gis nga ñu toogee ci suuf waaw dañ ko teral quoi kii nit ku baax la ko teral quoi nii la mel sensible nit ku baax la donc loolu ren moo tax ren il faut que gars yi jóg taxaw wane ni yonent bi du moromu benn góor xool le premier thème bi les ressources naturelles ressources naturelles et stabilité nationale
xam nga thème bi doo gis da nga naan mais ñii xanaa dañoo yab nit ñi bisu gàmm ñu ci wax affaire pétrole ak gaz te pétrole ak gaz attention yàlla lu wax walillahi xazainu samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahun loolu alxuraan la yàlla nee na moo yor trésoru asamaan yi ak trésoru suuf yi mooy les gisements moom la ñu wax ci wolof mbell yi yàlla nee na màngasinu asamaan yi moo ko moom te ñoom ñii yéeg avion xam na ni yàlla moo yor màngasinu asamaan ndax avion doo yéegee ba ci kaw da ngay xéewlu di añ di reer di def lépp yàlla mooy wërsëgal ci kaw di wërsëgal ci suuf moo yor tamit lii nekk ci biir suuf di pétrole ak gaz ak manganèse ak cuivre ak nickel ak zircon ak fer ak diamant ak or loolu mooy firim zahir bi waaye soo ci xaqiqa di nga xam ni du ne xazainu samawaat yi mooy ni góor yàlla yi di xottee kiiraay yi di dem ba dajeeg la ñuy wër nga xotti suuf loolu nga xamee ca ni ñuy rayee seen bakken buddeeku fàtte seen papa fàtte seen yaay fàtte seen maam fàtte seen bopp sax woyof ni suuf am modestie ni suuf simple ni suuf fàtte seen bopp ni suuf nangoo ni suuf ngir jot seeni càkkutéef loolu sama borom nee na lépp moom moo ko moom kenn mënta defaru lu dul yàlla moo la defar loolu affaire baatin la mais Sénégal ni zahir mooy firi baatin Sénégal li tax yàlla def fi li mu fi def ci leer ak xam-xam ak i wuliyu ak sikkar tur yàlla ak jéggulu yàlla mais il faut que yàlla mu dëggal ko moom yàlla ci am yu mu feeñal ci biir suuf si dégg ngeen li ma bëgg a wax lii feeñ nii mooy pétrole bii feeñ ak gaz bu bëri bii nekk Thiès gii ak lan zircon bi nekk fii ci Mboro ak fer ba nekk ca Falémé ak or ba nekk Sabadola xam nga lan la day junj rek cër yi wér yi ñu yàlla jox ponkal yi tëdd ci suuf si yàlla daf ñu bëgg a wan nañu gis ngeen ñoom li ñuy tëdd ci biir suuf si li or bi di bari bari ak pétrole bi am na ay or ak ay diamant yu gën a fort ñu ngi ci suuf soo xamante ni Cheikh Oumar Fouti fa la juddoo suuf soosu mais pétrole la ngoog diamant ngoog lépp ngoog suuf soo xamante ni alxaaji Abdoulaye Niass fa lañ ko denc suuf soo xamante ni alxaaji Malick fa lañ ko denc suuf soo xamante ni alxaaji Abbas Sall fa lañ ko denc Amari Ndak Seck fa lañ ko denc Limaamu Laay fa lañ ko denc suuf soo xamante ni alxaaji Mamadou Seydou Bam fa lañ ko denc Cerno Ahmad Barom Mbuur fa lañ ko denc Cheikh al Khalifa Sëñ Babacar Si fa lañ ko denc Cheikh Ibrahima Niass fa lañ ko denc Maam Khalifa Niass fa lañ ko denc alaaji Mamadou Ndiéguène fa lañ ko denc alaaji Ahmad Baro fa lañ ko denc te yéen ñii rek ngeen xam de xamoo alaaji Omar Ndaw ca Daaru Salaam de xamoo ko de mën naa laa limal junni waliyu yoo xamante ni kenn xamuñu leen même Thiès gii mais suuf soosu yàlla am na lu mu fa def mais attention li ñu bëgg a waxtaane ren mooy du ñu géré wul sunu may yooyu ñu yàlla defal sunu mag ñooñu ñun ñëpp danañ xal ko waaw mooy li xew léegi rek dégg ngeen li gars yi di junj fan yii yëpp dérapage yeeg dérive yi parce que on gère mal sunu may yooyu ñu yàlla jox te Sénégal li dafa garaaw réew Sénégal xamoo leen ko billaahi xamoo leen Sénégal dafa tuuti mais yàlla daf ko may ay doom yu garaaw dem li may wax nii man wax naa ko Facebook moo ëpp doole juróomi junni nit ñoo may suivre te kenn fayuma ñaar dërëm wax naa ko foofu moo gën a garaaw Sénégal dafa am ay doom yu garaaw mais ñun xamuñu seen valeur jariñoo ñu leen au contraire sax dañ leen di yàq far xoolal nga am doom ju mel ni Cheikh Oumar Fouti xoolal doom ju mel noonu nga xamante ni foo dem ci monde bi bàyyi na fa ay affaire am soo yëngal rek di gis ni moom demal Nigéria xool la fa Cheikh Ibrahima Niass liggéey 3 millions de personnes ci benn stade ñëpp di taalibeem mais yooyu Sénégal rek la am mais ñun xamuñu valeur bi
au contraire sax au lieu que ñu jël yooyu yëpp muy njariñ ñu bokk jariñoo ko dañuy reyante loolu laay bëgg a feeñal gis nga ni ma waxee ci nitu yàlla yii te mooy exemple bi gën a baax billaahi duñ ko deful ci sunu pétrole bi ak sunu yii ñu yàlla feeñal danañu xal ko pétrole malédiction rek lay doon wala bénédiction duñ ko gérer mu baax ci réew ma comme waa Qatar suñ ko gérer mu bon mu mel ni waa Syrie wala waa Nigéria te am na ñu bëri ba ñu liiree document bi démb y a un grand journaliste ñëw na fi démb 1h du matin kii xam na ko Mamadou Sène bi mu liiree document bi ma wax ko la mu ne ma mais yow foo jëlee information yëpp ma ne ko gëstu ma ne ko Sénégal dafa am ay affaires yu garaaw ñoo ngi coow pétrole bi mais phosphate bi bañ ko jëlee dalee exploité kañ la. tey ba phosphate bii. ñun ba ñu dalee dégg train bi yuuxu. romb fii yu jaune yi wadd ci wet gi. yooyu nga am doo amaan xam sax ñu ne la moom ngay jël def ko sa kii pour xam bi dañ. kañ loolu kañ dañoo judd rek fekk ko fi. waaw da nga mos a dégg ñu laaj ñu ni phosphate bii wala nangam am na lu ñuy tibb fii ci Mboro ci Jogo. am na benn ay xeer yu nekk fii ci Fuuta xeer yooyu moom la ñuy génne toj ko def ko poudre di ko yóbbu Europe moom la ñuy defaree karaw yi ay milliards la Fuuta lay jógee te gis nga te li ci gën a garaaw moo tax waxtaan wi dafa am solo ren da ngeen déglu bu baax li xew ci àdduna bi la ci gën a garaaw mooy Fuuta gis nga bi ñoom waa Fuuta yi bi xamuñu lu xew ba ñu gisee gars yi di ñëw di toj xeer yi dañ naan mais ñii lu ñuy def nii xeer yu ngand yi ñu nekk fii di ko brique di ko toj nii te xamuñu ne gis nga camion bu génn 100 millions la waaw lii moo tax attention ren na ngeen wàcc bu baax lu garaaw lay wax parce que nit ñi dañ leen bëgg a sëlëm te attention du or kase de du pétrole kase ak zircon de Thiès gi am na gaz bu dul jeex Falémé gee am na fer Sabadola am na ay tonni or attention Sénégal am na ay yu garaaw yu fi am mais nee naa leen ca biir def conclusion ba ma ne leen loolu yëpp richesse la loolu yëpp ressource la waaye richesse dëgg mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa la ko wax parce que richesse dëgg da lay topp ba biir bàmmeel da lay topp ba ca kanamu yàlla richesse boo xamante ni doo dee bàyyi ko fi loolu du richesse nee ma nii moom richesse mooy li lay ànd ak yow nekk leer di la topp ba texel la ci àdduna defar la ba biir bàmmeel yomal xiyaam nga ànd ak moom ba mu ne la kaay aljanaa ngi nii nga dem jàkkaarloo ak su borom yal nañu ko yàlla defal donc pour wax leen ne leen ren yooyu la ñuy waxtaanee réseaux sociaux yi loolu jarul guddal xam ngeen ne combien de sëy ñoo tas combien de nit la ñu wuññi seen sutura ñaata audio lañ publier ci Facebook bi ñaata jëkkër ak jabar ñoo doon waxtaan seeni waxtaan mu rëcc ñu def ko ci Facebook bi def ko ci YouTube bi c'est fini ak yu kenn mënta expliquer ma xam naa ci lu bari te duñ demee ba ci jotaay bi daa leen ko wax de am na yu ma ci xam yu garaaw parce que man xam nga dama yàgg am ay taalibe yu dëng waaw si moo tax ma xam yu garaaw fi ne nii li ma leen wax ni dama ci am xam-xam ndax dafa am benn taalibe bu dëng bu garaaw bu daan def yu garaaw moom wax mbóot yëpp waaw du sénégalais sax moom wax mbóot yëpp mais loolu kenn mënu ci rëcc moo tax am na seen benn mbokk taalibe da ngeen ko ñaanal bu baax moom la ñu wax njóogu mbóoj waaw xam nga léegi yëg ngeen lim doon liggéey waaye gis nga lim doon liggéey ci ay tàppeek bind ak montage moom ngeen xam waaye sauvé na ñu bëri maa la ko wax de bu àdduna daf tëra di bëgguma dugg ci ay kii waa ju baax la parce que gars yi dañ lay jàpp moo tax bu leen sopp bu leen gis loo leen gis partagé ko bu leen gis xale bu rafet bu wax ak yéen tàpp ak yéen bindanteeg yéen ngeen bindanteeg moom kooku du moom
ab ivoirien la bu dëkk fee ca Côte d'Ivoire tëdd xale bu góor bu ñaaw la mais ki photo yu jigéen bu baax lay def yu baaxam waaw di la wan tuuti di la xoy di xoy la nga waaw ba nga yëngatu mu coupé rakkaaju loolu bu subaa mu xoyaat la benn bis la lay wax ne la wan ma nangam nga wan ko mu photo la jeex na yàqu nga xëy rek laaj la 500 000 waaw waaw alhamdulilah donc juste rek benn précision mu mel ni dañuy continuer dox bi nga xam ne moom la ñuy def muy les révélations de Serigne Mor Talla Ndiéguène nga xam ne moo nekk ay débat yoo xam ne nii c'est spécial mooy précédé li nga xam ne nii moo jëm ci exposition bi première partie bi yaa ngi ko def l'autre jour yaa ngi ciy feeñal li nga xam ne nii mooy importance su gàmmu lu tax ñu war a gàmmu wax nga tamit benn firnde boo xam ne nii foofu ca Arabie Saoudi loo xam ne nii lu àdduna bi yëpp di doon doog a découvrir même si bu doon amoon na c'était pas médiatisé donc tey tamit ñu gis nga dikkaat ci li nga xam ne mooy ressource naturelle yi nga xam ne feeñ na en quelque sorte mën nañu jàngat ci say wax ni dafa mel ni récompense la ci réew mu mel ni Sénégal waaw léegi récompense boobu nag am na ay façon yoo xam ne nii bu ñu ko utiliser mën na nekk faveur ay bienfait ci ñun sinon le contraire mën nañu jóol li nga xam ne nii moo am ci yeneen dëkk yi donc wax nga li xew te ku wax li xew teg solution yi tamit mu mel ni da nga ñu ci am loo ñu ci junj wala da nga ñu jox rendez-vous tamit jour exposition bi di fàttali tamit suñu téléspectateurs yëpp ni incha allahu mën ngeen déjà à présent participer ci waxtaan bi thème yi mu ngi noonu ñaar itam la nga dugg tamit ci fu am solo mooy ci wàllu réseaux sociaux yi nga indiwaat tamit beneen facette boo xam ne ñu bëri comprendre duñ ko dinaa ko leeral ba mu leer macha dama allah ko xam dama ko maîtriser barki Cheikh Tidiane solution yi mën naa ko joxe ndax xam nga lu tax ñun ñu wuuteeg ñeneen ñi Amadou Ciss nekk fi te man wax ja daf ma am neex ba ma fàtte ko far dane ceux qui ont ceux qui ont des solutions résolvent les problèmes mais ceux qui n'ont pas de solution débattent des problèmes wax jooju la ma ne ko ñun li ñu wuuteeg yeneen borom xam-xam yi gëstukat yi mooy ñoom du ñu gëstoo ba noppi dañ naan tekk taxaw ñun nag du ñu gëstoo ba noppi ba critiquer wala ñu wax wala ñu def li ñuy def dañuy proposer ay solutions. xam nga lu waral loolu. parce que dañoo ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw yonent bi lu mu la teggil rek am na lu mu la fa tegal. yii nii bu dee ressource naturelle du ko imaan lalee mooy ñu xam ni du liggéeyu ndeyu kenn. kon teraanga yàlla la teraanga yàlla gi nag dama ne yàlla moom joxe na li mu war a joxe mais ñiy séddale ñuy téye jeex na foofu mooy teg bu njëkk bi ci des am na sax ñuy proposer naan du affaire bi génnee Madina Fall waa Madina Fall ñoo ci war a bénéficier wu. déedéet moi je suis contre ça waa Thiès ñoo ci war a bénéficier wu di def régionalisme déedéet les ressources naturelles c'est le bien de tous les Sénégalais. man foofu dama xalaat ni li ñu war a def mooy un système de partage région Sénégal yëpp fu dara génn liggéey yi poste yi ñu dem ci région bu nekk quartier bu nekk kër bu nekk ñu tibb fa ñëpp barkeelu ci mais suñ ko defee bu dee ñoom ñi ci kaw ñoo koy séddoo ñun dinañ xalku bu dee ñoom ñuy politique ñoo koy séddoo dinañ xalku bu dee tamit dañoo tànn seen nit di leen jox dinañ xal ko bu dee dañoo wax région kase la dinañ xal ko tout le monde dafa war a sentir boppam ci yëf yi moo tax xalaat yi ñuy xalaat baax na waaye dañ ko war a gën a pousser et puis mu gën a sincère ndax am na ay teraanga yu fi yàlla feeñal maa la ko wax. kon day indi sa wax bi rek ni on a besoin des gens comme Ousseynou. le docteur Ousseynou Ka ci réew mi ñu nekk jàng am ay diplôme tout ça waaye nag. ragal yàlla di jiitu ci ñoom. ma ngoog d'accord c'est ça qui manque. éthique dafa am solo. déontologie dafa am solo. di bàyyi xel yàlla ci ngëm dafa am solo yéen am na loo xamante ni man du wóor a ma ni sax du ma koy waxtaanee nit ñi dina ne mais sëñ Mor mi lu muy wax. comme d'habitude rek su ma daan waxtaan nit ñi dañ naan mais kii lu muy wax mais kii xanaa amul leneen lu mu wax mais suñ demee 5 ans rek ñu ne waaye dëgg de sëñ bi leen lu mu junj mais gis nga fi ne ni monde bi kii xam na li may wax am na tubaab yi li leen xaw a téye tuuti
mooy dafa am ay philosophe ak ay gëstukat yoo xamante ni dañoo xaw a gëm tuuti affaire éthique ak déontologie mais scientifique yi am na ci ñoom te du leen bàyyi woon ba tey jii àdduna tukki na ndax cloné ne nit ñi mais ñoo ngi def lu nekk ci àdduna bi science bi amatul limite déedéet même affaire bànneex léegi nee nañ amatul limite même sa sœur si tu as envie moo am envie mais def leen li ngeen bëgg sa yaay noonu sa tante noonu sa doom noonu te léegi dañ koy daganal xool leen bërki démb la Canada daganal yàmba te c'est pas le premier pays xanaa doo leen suivre États-Unis état yu bëri daganal nañ yàmba yàgg na réew yu bëri daganal nañ yàmba te loolu day yokku donc yooyu ay sew-sew la yoo xamante ni il faut que intellectuels yi jóg reprendre seeni réflexion di xalaataat et puis am courage scientifique mën a taxaw jàmmarloo ak gars yi parce que ñun en réalité kii xam na li may wax bu baax c'est-à-dire que quand tu doo demee Europe c'est là que tu comprends que ñun amuñu benn souveraineté moo tax léeg-léeg doo déggee gars yi li ñuy coow naan su ma nekkee président lii su ma nekkee président laa su ma nekkee man leen yéen dimbali leen ñu loolu ñoom Ousmane Seck ñii di tàccu ngeen koy wax. ah bon. ah oui ah mais loolu mënul nekk. dafa am lu ñuy wax réalité du pouvoir da nga dégg sax ko wax ne non man gëwuma réalité du pouvoir mais gëmoo ko dégg nga li mu wax de dane man gëwuma réalité du pouvoir nekk ci nguur du tax ma raakaaju mais du loolu dégg nga waa ji li mu ñuy wax démb ca ngénte la nee nañ tànk gis nga xaalis ak pouvoir dégg la ci tànk ku dégg jàmm sa doxin changé doo ko yëg sax te et puis doo toog la bàyyil xamuñu dañuy coow def leen ndànk de discours yi rafet yi bu mu leen yóbbu de déglu leen ma man mi maa xam li xew déglu leen ma yéen ñëpp laay waxal bu leen dof dañ leen di nax gis nga billaahi doo faloo laa la wax déglu xam nga kañ ngay dof xooleen Emmanuel Macron mi bi muy falu xale bu ndaw la bees tàq kawar gi ñuul kukk mu frais 6 mois la def ci pouvoir bi bay jaaw màgget parce que lim doon coow yëpp xam na ni loolu amul dafa mujj bërki démb toog ci kanamu France def discours boo xamante ne ñoom ñii boroom xam-xam yi xam na ni lépp ay message la parce que lampe bi ñu taal comme nii lampe bi dafa lëndëm ak tubaab bi ni ñu amee éclairage discours bi mu def ci ay rature pour wane ni day juum bi muy wax nii rek la doon wax français du siggi mukk pour lan wane ni il est humble il est soumis devant eux pour wane leen ne leen amoon naa yéene de mais nag li ma fekk ak li am bokkul gis nga gars yi doo xoolal duñ la falee président ba gars yi ñëw protocole bi ñoom Bruno Diatta ñëw jël wisaam yi takkal la nga toog ba càgg rek yëg lu ma 10 kilos ci sa yaram ci ay médailles ak ay galon ak ay yëf nga taxaw mel ni xale bu ndaw Bruno rek moo naan la monsieur le président di tàllal loxoom nga mel ni machine ci ngay xame ne àdduna jeex na nga pare nag dugg ci bureau bi yaakaar ne jeex na nga gis armée bi ponkal yëpp ñëw taxaw ne cëpp tooj garde à vous ne la armée Sénégal yëpp yaa ko yilif tey nga ni laa ilaha illallah ay fu ma jëm man damaa xam guerre man damaa mos a tiire sax fet ñun la armée bi yëpp yaa ko yilif wax la lépp ne la Sénégal am na nangam ci arme gis nga dañ lay wax lépp am nañ lii am nañ laa sunu armée bi lii lañ mënuñu lii sunu armée bi ñoo ngi guerre place sangam am na ñoo xamante ni ñoo ngi leen wër pour rey leen wax la ay mbóot yoo xamante ni nga daan ne non mais c'est pas possible affaire yi nii la demee nga yaakaar ni jeex na rek nga toog ba càgg rek gis ay ponkal daal di ñëw ñoo xamante ni mosoo leen xam ñu ñëw ne la monsieur le président lépp lu information ci réew mi ñoo ko yor ñun ñoo nekk ci kër sëriñ si ñun ñoo nekk ci église yi ñii ne ko ñun ñoo nekk ci opposition bi ñii ne ko ñoo nekk ci mbedd yi ñu ne ko ñii groupe bi ñooy dof yi ñuy dof lu ci mbedd bi te ñun ci ñun la bokk explique ko yépp ne ko bis bu nekk balaa 6 heures du matin li xew ci réew mi yépp dinañ la ko wax loo bëgg xam ci réew mi koo bëgg xam ci réew mi dooy woote balaa 5 minutes ñu indi la information yépp mu daal ni laa ilaha illallah mu toog ba càgg rek nag mu gis ay ponkal ñëw suñ ñëwee taxaw
daan na ko monsieur le président xaalisu Sénégal yëpp ngi nii foofu ngay doxee mais bokkul léegi nag xam nga pare nga yow ci Sénégal ba pare léegi nag gars yi nga xamante ne ñoo yor nguur gi dëgg nag ñooy ñëw daal di dugg nag daan la monsieur le président ah falu nga de waaye nag Sénégal dafa am yu mu signé woon ba noppi nga ne lan mun naa signé na fii 165 traité ratifié na yëpp nga xool traité yi yii di wax ci ngóor jigéen yii ci wax ci lu xaraam yii di wax ci sàngara yii di wax ci kii lu nekk nga naan ne laa ilaha illa ay fu ma jëm waaye lii fu ma jëm ak sama diine ji ak sama lislaam gi te fekk yow signé woo ko de ki ko signé woon dee na wala dem na si mais daf ko signé au nom du Sénégal comme yaay président Sénégal léegi lépp moom sa doq laa ilaha illallah nga daal di jommi nag ndeysaan léegi nag nga gis beneen groupe ñëw ne la ñun kenn xamuñu yow sax xamooñu ñun sax xamuñu la ñun waaye lépp lu ñu war a lijjanti ci sutura ñoo koy lijjanti lan mooy lijjanti sutura Ousmane luy loolu waaw góor loolu bu leen ko wax fii nag dañuy jël seen sëriñ bi de waaw loolu la ñuy wax raison d'état on touche pas ñu ne ko lii kat moom ñun ñooy toppatoo yooyu xaalis bii nii non saa yi moo tax nit ñi dañuy coow rek ne la lii pour nangam la xaalis bii pour nangam kese la kenn du ko laal xaalis bii pour nangam kese la kenn du ko laal ñun ñoo koy toppatoo loo ci soxla nag wooñu ne tir dootu leen gisati nii lan lay defal di la ko defal ba yow fi nga toog ci ngay jeex ci saa si wala nga am yaram ci saa si barki Cheikh Tidiane su ko defee nag ñun la ñoo ngi retiré wu may la tuuti nga noppalu fekk yow dee nga attention li ma leen wax lu sérieux la bu leen dégg nii rek discours yi de ak waxtaan yu neex yi de bokkul de nguur dafa garaaw waaw yal nañu yàlla dimbali yii yëpp dama leen koy wax rek pour ngeen yeewu pour ngeen xam li xew ci àdduna àdduna dafa am lu ñuy wax réel politique bokkut ak politique gu discours yi ak politique yi gis nga ñoom ñi ngay dégg fii ñuy rayante yëpp di waxante lu bon su guddee ñooy bokk naan café man maa ci am preuve maa seetaan dem émission boo xamante ni tuuti ñooñu ñu dóorante ci émission bi mais ba ñu paree man maa leen gis ñu bokk di lekk dibi ci laa ne jeex na ay at nag ca kanam laa dem ba jàng ko man damaa jàng science politique bu baax waaw li may wax nii dama ko xam bu baax seulement nag réew mi waaw moom de waaw man de ku ma déglu de di nga xam li xew waaw kenn du la nax du la naxee de yow la neex waaw donc nag def leen ndànk ngeen déglu ngeen teey bu leen topp nit ñi ak seen riir yeeg waxtaan yu neex yeeg coow mi déedéet loolu bokkul xam nga réew mi sëñ Ousseynou dama leen wax ne leen coow li ñaar kese la ñi yéeg bëgg a toog ak ñi toog bëgg a yéegaat te loolu mooy politique mooy lan conquérir ñetti see la conquérir conserver céder conquérir le pouvoir conserver le pouvoir ak céder le pouvoir ñett yi mooy politique waaw léegi nag ñun suñu réew mi fi mu toll nag le problème mooy gars yi am na ñu bëri sax billaahi démissionné woon nañ bàyyi woon nañ politique xamoo leen loolu toogoon nañ ba tëdd commencé nelaw commencé wut seen entreprise yu ndaw di liggéey pour am tuuti salaire rek noppalu pour ñu bañ leen a tëj ak yooyu daal xam nga leen bëgg a mais bi mbell yi génnee mooy gaz beeg pétrole beeg yooyu dañ ne waaye yow ndekete lii am na pàcc na waaye ñun dañ naan sonn rek mais ndekete sëñ milliards yaa ngi ñëw léegi nag tamit xoola ña ca kaw tamit daal ne way ñun dañoo naroon dem sax mais ndekete yàlla indi xéewal gu réy gii fu ñu jëmati lii rek la coow lii rek la waaw Ousseynou au-delà de kii même l'aspect bi même ni sax xalaat bi day yóbbu feneen mooy aspect géopolitique du pétrole bi quoi waaw
c'est-à-dire frontières yi quoi yu ñu autour xam nga loolu day pétogère comme ni Mauritanie bi partage bi ci frontière bi ak ñun loolu lijjante guñu ko. dégg ngeen li ma waxat xam nga liy wane ni lu garaaw la wax. xam ngeen ni yàlla moom wax naa leen ko sànq. moomoon trésor asamaan yu suuf yi. moo tax duy def pétrole par exemple du wax ne day defar Sénégal rek bàyyi waa Mauritanie. ñun fi ñu ne am nañ fer boo xamante ni dañ koy bokk ak waa Mali. parce que yàlla xamul frontière. ñun am nañ pétrole bu ñu mën a bokk ak beneen réew. am nañ or bu ñu bokk ak beneen réew. Mor nag moo tax man bugg naa ci bourde yi avant muy jox nooy may les 15 minutes de mort comme ça on va discuter que du savoir mais yow tu vas le saisir par le volet islamique comme ça dañuy am fondement quoi daal bugg naa loolu daal. ndeysaan. waaw. chaque bourde nga may ma benn 15 minutes comme ni thème d'actualité bi. waaw ñu xuus si quoi. dëgg la incha allah dinañ ko bàyyi xel. non il est temps qu'on discute. te mën nañu discuter quand même. waaw parce que man 15 ans ngi nii gisante wuñu quoi mais lii waxoon naa ko avant je pense que waxoon naa la benn jour. ma expliqué la waaw si. waaw mais duñu xuus quoi bàyyi nañu bàyyi foofu mais voilà quoi. jàpp leen kii daal man foofu laa mën a yem quoi jàpp leen ko bu baax. incha allah non mais incha allah du ñu yàlla dimbalee ci gàmmu gi. exposition bi. ku mel ni moom mii dinañ ko invité. mu jël 20 minutes am 15 minutes am def partition. am na ay ingénieurs yoo xamante ni ils connaissent le sujet ñoom it dinañ ñëw ñu nekk Sabadola ak ci yeneen duq yi fii dinañ ñëw def seen partition ñoom it jox naa leen documents yi lire lañ ko donc am na ci côté yoo xamante ni ñoom mooy seen spécialité du ñu ñëwee ci biir exposition bisu gàmmu gi dinañ taxaw ñoom it feeñal seen gëstu ak seen jàng donc même am na ci ñeneen ñoo xamante ni ci ñoo ngi gëstu yeneen aspect l'aspect sanitaire des ressources naturelles la gestion ak ci côté religion yu bëri am na ñu koy gëstu su ko defee bu suba du boobaa ñu mën a doxal donc yëf yaa ngoog daal yàlla ñu yàlla boole dimbali yàlla boole ñu jàppale daal ñibbisi naa maa ngi sa wet yàgg na ndeysaan ka